Max Mbergane il est né en 1964 fii Lamsar bi ñu toxos fii il est le premier. su may présenté wu du ma wax Max Mbergane ni ma gox bi xamee laay wax boo ne Maguette Lo Juuma boo ne looloo Juuma ñi ne Maguette Mbeng ndax loolu lañ ma xamee ci Lamsar gi nga xam ne fi laa juddoo ku fi juddoo maa la mag ndax maa ngi fi yàlla dogal na fi laa juddoo le 3 mai 1964. waaw bi gi ñëw moo tax man sax xam naa nag léeg-léeg ma ne daal mën nga xam naa man bi nga ma waxee loolu sax dama ne xale yi dañoo sob nga ne ma mag ñee ko wax mag ñi nag war nañoo xam loolu ñoom li wértoo daal quartier bii di Lamsar ku fi juddoo maa la mag. tey jii place su mécanicien ya ne ca boru autoroute à péage ba fa la defkatu ñaawteef yi di sukkandiku ngir di mën a def seen mënin. occupation sauvage boo xam ne dafa nekk ci buntu dëkk bi te mënuñu ci dara amuñ nag droit pour jëlee leen fa mais état moo leen fa mën a jëlee wala mairie. ñi ko occupé ay jaaykat lañ yoo xam ne kenn xamul fu ñuy jóge dañuy xëy rek ñëw di exposé. prostitution am na fi du lu ñuy ragal wax il faut ñu di ko wax ndax bu guddee da ngay gis ay xale yu jigéen yoo xam ne dañuy occasionné wu ci place bi mécanicien yi def te xam nga bu mooy revenir ci loolu mécanicien yi dañ leen a joxoon seen xaalis pour ñu dem mais biñ ne leen dem leen demuñu dañu fee toog defaat fi yeneen i garage yoo xam ne bu guddee day occasionné ci affaire sécurité. amuñu sécurité su guddee foo guddee àll da ngay fanaan te obligé fanaan bu suba teelee xale yi comme ni ko Adja Khady Ba waxee bu ñuy jàngee dañ leen di gunge ci am grand frère da la gunge ba tali ba. prostitution bi gars yi di wax nii si ginnaaw mbaar yi dafay bëri si ginnaaw tool yi man parfois damay daw ay 22h di daw mais damay gis ay cas yoo xamante ne affaire yu garaaw affaire ay dealer dañu nekk si biir suuf xaw ma si tool yi dañ koy denc je ne sais pas mais ay affaire yu garaaw da nga koy gis yoo xam ne doo ko mën a expliquer ay booy jigéen ci biir tabax yi. booy jigéen ñi dañ fay nekk doo maa day taal booy ñëw di football sax terrain bi da ngay gis ay affaires yoo xamante ni affaire yu salta yooyu doo ko mën a expliquer. xale bu jigéen bu ñu jàpp fa leen koy yóbbu il faut pas qu'on se leurre xale yu jigéen ñi fa leen ñu yóbbu ñu nekk ci booru camp bi ñoom ñëpp ñoo yem man mi personnellement man maay président commission technique comité de vigilance quartier maa recruté gardien yi maa leen mettre en place man mi présentement 11h bu jot soo ñëwee ci boulangerie bi da ngay fekk may rassembler gardien yi su gardien yi demee damay topp seen garab di seet ba xam dem nañ seen place wala dem seen place parce que ancien militaire la ancien policier la mais benn jour dem naa fa di seeti gardien yi ba xam nekk naa place bi ma ñëwee fekk naa benn jigéen muy génn foofu ku góor ki daw ku jigéen ki bi ma ko jàppee dafa noo suturaal ma Pape Sarr suturaal ma suturaal ko te du ma wax turam ba keroog may dee loolu yëpp am na fi jàpp naa fi ay xale ñuy tux yàmba foofu dëkk ci koñ bi ma jàpp leen seen yaay ñëw na suturaal ñu jàpp naa fi sàcc 3 heures du matin gardien yi jàpp nañu sàcc 3 heures du matin ma jàpp ko yaay sàcc bi ñëw na ma suturaal ma bu sama doom boo xam ne sama doom day sàcc ma xaru ma dëgg bal bi na pat jàpp sama njaamur loolu lépp ñu ngi koy vivre fii ci koñ bi te amuñu benn assistance su état. muy lu doy waar te lëndëm gi gox bi dëkkee doon itam lu ko yokk lool. insécurité moo ci jiitu ndaxte quartier bu toll ni Lansar amul éclairage public. loolu mooy suñu jafe-jafe bu njëkk moom la ñu jooytu partout fu nekk waxtu nañ ko manque d'éclairage public parce que déjà bu 20h jotee 21h kenn dootul ñemeñ ci génn ci koñ bi ndax amuñu éclairage public te quartier bi du quartier bu ndaw benn ñaareel ba du quartier boo xam ne bii yàggul quartier bu yàgg la quartier yu bëri fii suñu ginnaaw bii moo leen fi jiitu te fii am na ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu. am nañu éclairage public am nañu école am nañu dispensaire mais Lansar dañ ko fàtte. waa ay sàcc ñoo ñu sonal dañuy fekk si suñu biir kër sàcc ñu dóor ñu dañuy sàcc ba sàcc ay gaz bàyyiwuñu dara léegi nag ñun ñu ngi ñaan état bi nañu dimbale problème lamp am nañ ci juróom fukki at suñu doom yi fii la ñu juddoo fii la ñu yoroo fii la ñu màggee ba am ay jabar ba am ay doom ba am ay set musuñu dégg lamp amuñu lamp ñu ñuy décolle Lamsar kër gu ne dafa société ku nekk fukki junni ñu xàccal seen bopp ay lamp booba léegi juróom fukki at la ci ren waaw juróom fukki at la ci ren gisuñu dara dégguñu dara. bu lu beneen di jaar yoon jàpp nañ fay agresseurs yoo xamante ne dëkkuñu fa sax da ngay toog ba saa rek nit daw yuuxu. fii rey nañ fi lu mat ñeenti nit jigéen dem nañ fi marché di jaay ay 4 heures du matin ñu rey ko agressé nañ fi benn xale fii teewoon fii cam ko paako rey ko
rey na fi lu toll ak ñeenti nit yoo xam ne yëpp manque de sécurité la. ba askan bi demee nag ba mënatuñu la ñu mujjee moo di rek daal di fa teg ab comité de vigilance maanaam ñoom ci seen biir ñu dajaloo di xool naka la ñuy sàmmale seen bopp seen kaaraange waaye mu mel ni lu ñu mel pour mu antu dina jafe lool ndaxte kat la ñuy laaj pour mu mën a nekk yenn saay ñenn ci boroomi kër matal ko day jafe lool ci ñoom. ñu formé fi benn comité de vigilance bon comité de vigilance boobu bi ñu ko formé y a des anciens gendarmes anciens policiers anciens militaires. ñu un imam bu nekk ci koñ bi tudd Ngouda Cissé ñu def ko suñu coordinateur bon ñu nekk ci jël xale koñ bi def di social recruter ay boy sérieux boy yoo xam ni vraiment ils sont dévoués sérieux xam li ñuy wax jox leen ay conseils leer comme des militaires formé leen comme des militaires bon ñu ngi ko formé en 2010 bi ñu formé comité de vigilance en 2010 ba léegi yàlla ak ñuy dimbale agression yi wàññeeku na ci Lamsar wàññeeku na bu sàcc yi wàññeeku na bu baax a baax kuy waxal yàlla bon ni ñu ko organisé mooy. dañuy def kër gu nekk weeru dee da ngay joxe ñaar téeméer boutique ñaar téeméer ñu récupéré ko jox ko coordinateur mu jox ko trésorier bi garde ko weeru dee ñu fay gardien yi. am na ci kër yoo xam ne duñu fay te loolu du yoon fii bu dul bëccëg jël fi guddi dem raw nga sàcc fi guddi raw jafe na ci koñ bi kon nag war nañoo jàppale ñooñu dooleel leen ndax boo tëree di nelaw ñi fee ci sa sécurité war leen di bàyyi xel kër gu ne bu laajoon kër gu ne junni sax war nañ koo joxe rawatina kër gu ne 1000 francs te léeg-léeg ñu def ay cassette tasaare ko di ko teg kër yëpp di ci bàyyi xel ne am na ci ñoo xam ne 1000 francs sax duñ ko def te loolu du yoon mais côté boobu moom defuñ loolu di sant ñi am initiative boobu ndax nag ñi ngi nelaw ba yaandoor te ñoom ñoo ko waral. bu ñu fay gardien yi il faut nit ñi cotiser bu nit ñi cotiser du mën a fay gardien yi te bu gardien yi bu ñu doon fay ñoom ñëpp Tivaouane dana am ba doyal Lamsar am ba doyal sécurité bi gën a yaatu. mais malgré tout ñu ngi ci sant yàlla parce que agression yi amatuñu fi ak tali bi rayatuñu fi kenn agression fi kenn sàcc yi wàññeeku na kuy waxal yàlla ku ne xam na ne sàcc wàññeeku na fii ci dëkk bi ndax duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg ci loolu la ñuy dund ci loolu la ñuy vivre. mbënd mi doon itam lu jaaxal loolu askanu Lamsar. ñun bu nawet xasee ba jot rek kenn dootul liggéey dañu arrêté suñu activité yëpp parce que ñi ngi xalaat bu tawee moom macha allah beneen affaire la foofu ñu ñëwee jël suñuy moyen bopp di branche ay raakool di tànk ay sio di sotti muy dem ci tali ba nekk na ay affaire yoo xam ne affaire yu doy waar yi nga xam te ñun ñu ngi koy dund foofu. boo ñëwee ñu ne la ñun wan la ay papiers yoo xamante ne dañ leen ko jox nga dem ci fee ñu ne la joxuñu leen ko affaire yi maanaam bon nañ ñu lecc wala ñu firi ñu daal su fekkee ne ñoom mairie moo la jox foofu ñu xam fekkee mairie jox leen foofu tamit ñu xam parce que ñoom it da ngay ñëw ñu ne la benn waaye moom terrain bi jox na leen ay këyit wane seen i papier normal boo demee fële problème daal kenn xamul daal nu mu maanaam kii mënu ko expliquer daal. inondation bi tamit ñun sunuy propre moyen la ñuy demee à part que xëy na mairie bi de temps en temps dinañu dimbali ci gasoil bépp ku dëkk fii Tivaouane da ngay cotiser ñu génne ba ñu jëndal suñu bopp ay machine di jëndal suñu bopp gasoil lu ñu mairie bi may ñu dolli ci parce que dañu ne ndimbal na ca fekk loxol borom ñun tam croisé wu ñu les bras rek di toog di xaar naan nañ ñu dimbali déedéet ñun defuñu noonu dañu toog di génne suñu xaalis di débourser parce que moo tax sax inondation ren bi wax dëgg yàlla xaw na tane par rapport ak année yi passé ku ci nekk yow yaay jël say propre moyen di tànq di sotti bu tawee taw bu métti yow yaay tànq say waa kër tànq bu nawet bi passé ñëpp tëdd feebar ndax danga koy respirer ndox mu bon mi ñuy boole ndoxu foos bi ñuy boole ndoxu taw bi di ci occasionné wu di ko ci vidéowaale nga nekk sa dëkkandoo muy vidéowaale nga wóor na la lii ndox mu bon la mais doo mën a wax ndax yëf yi dëkkandoo moo mel noonu ak dëkkandoo la comme moom seetu ko ci yaa ngi ko ci seet pour bañ koo dénoncer mais day ñaaw bon day yaay tànq di sotti say waa kër di tànq di sotti bu nawet bi passé ñëpp tëdd feebar ñi seen yaram di métti ñiy soj ñi am yeneen feebar. autoroute à péage bi mel ni ku leen séparé rek seeni mbokk ndaxte kat fa mu jaar tax na ba tey jii boo bëggee dem ci hôpitalu Pikine ba sax ay jafe-jafe rek ngay jànkonteel niki noonu yenn ci mbedd dañ leen rek mujjee wàññi muy lu askanu Lamsar di ñaawlu bu baax. yoon amatuñ ko autoroute à péage bi dafa ñëw fàttali lépp benn voie lañ am boo xamante ne yéen ba ngeen di ñëw ci ngeen dem ba Jaksaaw tourné mais boo ñëwoon ba nar a tourné poste Thiaroye bu ñu boo da ngeen dem ba Sicap Mbao soog a tourné autoroute à péage bi dafa faral fii pour nga wàcc fi sax problème la démb rek sama benn père da doon ngénte doomam mais xam na ne bu baasoon buntu këram oto du fa jaar même ñi ñibbi Jaksaaw ñëpp kenn du fa jaar mais dafa obligé baas si kaw étage am pour rek loolu bañ fa am quoi pour ñu am yoon mais sinon benn voie boobu la fi gars yi am boo xam ne kii am péage bu amee ngoon gi si autoroute à péage bi oto yi wàcc autoroute bi yëpp pour nga ñëw tourné waat ba dugg sa biir kër presque li nga def si kii bi ay 1 heure de temps. koñ bi ci boppam dañ koo tëj ñun dañ ñoo tëj kaso
kaso ba nga xam ne xamuñu kon la ñuy génn ndax amuñu tali amuñu buntu ba nga xam ne fi la ñuy génne. suñu doom yi jàng ci kaaba amuñu fu ñu jaar si pont bi la ñuy jaar mais wóoru tableau Tivaouane bi boo gëdee Caaroy géej amuñ pont chaque jour accident am chaque jour accident am sa doom boo ko bëggee yónni Caaroy géej sa da nga ko ragal a yónni bu demul ba poste Caaroy jaar ci pont bi du mën a jaar tableau Tivaouane wax dëgg yàlla ku ñu dimbali ñu jël sonn nañ lool. bi ba ñu defee autoroute à péage bi fii mu nekk ci kaw ndox mi di wàcc si ñun ñu nekk ci digg bi tali route nationale bi ñu defaraat ko tali bi ñëw nekk ndox mi yëpp di ñëw di wàcc si ci digg bi bu ko defee pour ñu génn day jafe ci ñun pour ñu dugg day jafe ci ñun surtout bo ñi nga xam ne dañuy xëy Dakar dafa nekk jafe-jafe bu rëy te inondation boobu ñuy wax ñun man gis naa ne xëy na autoroute à péage bi ñu def ñun dëgg la avantage la ci dëkk bi mais ñun gisuñu ci sunu bopp ndax li tax gisuñu ci sunu bopp mooy biñ ko fi defee ñun bu fekkente ne am nañu problème de santé war a évacuer sunu malade mu dem ci hôpital de Pikine bi li njëkk a nekk problème mooy hôpital de Pikine bi accessible pour membre ñi nga xam ne ñoo dëkk fii parce que ñun dañu defoon hôpital bi buñ ko defee fii mu nekk hôpital de Pikine seq ñu autoroute bi ñëw léegi dagg sunu diggante ak ñoom buñ fay dem koo xam ne kii sa poos diisul mënu faa dem baa doola mënu faa faju sunu doom yi bu ñuy jàngi tout le temps accident ngi fi amuñu doo daan amuñu passage clouté amuñu pont yooyu yëpp ci sunu jafe-jafe la bokk moo tax bu ñu bëggee lim fii sunu jafe-jafe yi duñ fi génn chaque jour nga dégg fi accident chaque jour nga dégg fi accident. booy évacuer malade da ngay sonn on est obligé dem poste de santé Moustapha Guèye te foofu poste de santé rek la léeg-léeg ñu ne la yóbbul malade bi hôpital bu mag nga am problème. ay infrastructure doon lu manqué ci gox bi lu ñu mel góor jigéen mag ak ndaw di ko yëg bu baax. xale yi pour ñu fubal problème la amuñu assistance amuñu dara jigéen ñi pour ñu faju il faut ñu dem jàkk sax wala jàmm gën ñu dañu tuutil di leen ñàkkal fayda loolu nag est-ce que mën na continuer mënul continuer te ñoo leen gën a jege Dakar à 12 kilomètres de Dakar ah di Palais à 12 kilomètres de Palais mënuñoo am lampe mënuñoo am canalisation mënuñoo am dara comme daal ñun daal bokkuñu si même boo demee Fongolimbi am nañ ay lampe gën a grave encore mooy ay cimetière municipal mën na am ci Sago Mbao bi amuñuy armeelu Thiaroye yi dafa fees boo xam ne bu tawee nit ñi dañuy génn je suis désolé mais foog ma wax ko armée dafa fees ba nit ñi dañuy génn dañuy tegale nit ñi da ngay suul nit léegi balaa am un mois ñu teg keneen ci kaw mais loolu ka ba kañ ça ne va continuer xale yaa ngi màgg nit ñaa ngi judd ba ko génn àdduna amuloo foo la yóbbu donc soxla na ay cimetière municipal soxla na ay armée yoo xam ne war nañu ko defal ci dëkk bi bu ko defee zone bi yëpp da ciy jariñu Sago Mbao bi àll baa ngi na bayoon nañ fa def ay cimetière municipal yoo xam ne mën na fii ba des siècles mën nañ fay suul doomu adama yi mais lu ñu am Thiaroye géej lañ koy yóbbu suuli te Thiaroye fees na del fees na ba nga xam ne da ngay gas ci kaw nit di gasaat ci kaw nit mais loolu jusqu'à quand ça ne peut pas continuer. amuñu école amuñu dispensaire amuñu dara te ñuy ay citoyen bu voté jotee ñu voté ji comme ñëpp di fal mais mënuñu gis suñ bopp. xale yi amuñu fuñu footballé amuñu fuñu foye bu ñu génnee dóor bal mu dal ci vitrine jàmbur yi mu indi coow bu guddee du ñu ñemee génn. fajar moom kenn waxaale ko doo dem fajar ndax ñemewuloo ko booy demee ñu di la dab wala ñu tàpp la ba nga nooy nepp waaw bu ñu sañoon daal ngeen dimbali ñu ci loolu ñu am jàmm am courant am tali am dispensaire am école waaw loolu daal la ñu bëggoon. am nañ maire peut-être maire bi aussi nee na moom amul moyen parce que am na yum ñu wan ne carrément yii moom mi ngi ci benn dispensaire mi ngi këyit yi mais problème espace la doon wax espace bi mi ngi nii ñu jàkkaarloog moom nag nee na mi ngi ciy def li mu man pour ñu am loolu mais gisaguñ ko xam nga liñ lay naan di nga ko am te gisoo ko moom mënoo ci sori. tey jii ndaw ña ami diplôme te amuñu liggéey ñeneen far bàyyi seenug jàng ndax découragé daal di nag dugg ci biir làmb ji écurie Lamsar ñu bëri ràññetle ko ci biir làmb ji tey ji ñoom la ñuy ñaawlu moo di jàppale gu leen seeni njiit jàppalewul. maire bi ne ci gox bi du bàyyi sax xel ne écurie am na fi même bu amul benn budget bi mais doon na rafet lu toll ni Lamsar écurie yëpp di gox bépp di ko bàyyi xel. Lamsar wane na image am ci arène bi ba ñëpp bàyyi leen xel mais du doon sax benn kaar mu participer ko loolu dana wane ne maa ngi bàyyi xel ci li ngeen di def côté boobu daal gis nañ ne faay bu métti la. dégguloo benn yoon ñu jàppale équipe de Lamsar amu fi te ñun ñëpp suñuy doom dañuy bëre
yile jafe-jafe yépp tax nag ba askanu Lamsar ne fa ñuy mujj ak seeni autorité du neex ndaxte lañu nar moo di banque seeni loxo bu wote jotatee duñu yëngu duñu yëngal. ñu ne amuñu ay politiciens ñu ne quartier Lansar amul ay politiciens ñun ci suñu xam-xam loolu la ñu wax dafa fekk nag ni quartier bi jeunesse bi fi nekk jeunesse bu yaru lañu jeunesse bu jox cër ay kilifa yi fi nekk parce que quartier bi couche yëpp a ngi fi ay hommes de loi à la retraite ay hommes de loi yu nekk en activité rek fi nekk ci quartier bi xale yi comme lii xew ci dëkk Sénégal ñu xam nañ ko ñu wax ñu ne yëngal xaw ma xale yi fii lu ñu bëgg a def bu mag ñi waxee ñu bàyyi teg ci suuf. man de dootuma wotal kenn ndax itam nit ki bala nga ne naam danga fay ne wante di naamee rek te newoo fenn bu yàggee di nga taxaw ñun nag dañoo taxaw fi mu ne ndaxte dañoo nekk ak suñuy doom kenn ku ci ne war a tekki tey te kenn tekkiwul kenn ñaanu say waajur di la yor ba ñu dee mag ña dee bàyyi fi jigéen ñi fas yéene yor xale yi loolu la ñu sonn xale yi sonn nañu ñun sonn nañu. dee politique nañ ba sonn fu ñu war a dem nañ fa waaye ñun boolewuñ ci dara daa mel ne amuñu maire boolewuñ ci dara maire buy séddale Tivaouane bokkul Lamsar bokkul te bu dee politique rek Lamsar ak Tivaouane kenn dàqu ne politique boo nee génn leen ñun ñooy gën a bëri. waaw loolu nag ba kañ ñun ñu mag ñi ñun nar ko dundee noonu ba dee xale yi nar ko dundee noonu ba dee xale yi dañoo retraité kenn ku ci ne fi mu ne sa retraite nga ne ndax amoo dara taxoo dara waaw te fas yéene yor sa ndey yor sa baay. mënuñu à chaque fois ñu di utiliser comme des bonbons comme ay tàngal bu élection ñëwee ñun ñëpp ñu boobeeku dem Tivaouane wala Diacksao wote ji su lu baax ñëwee ñu jox leen Tivaouane ak Diamaguène ak ñeneen ñi bu lu bon ñëwee ñu ne jox leen waa Tivaouane ak la wala Lamsar loolu duñ ko nangoot c'est fini. mbokki xarit yi ñu seetaan mu doonoon seen émission sama gox mon quartier fii ci Lansar bokk ci commune d'arrondissement bu Tivaouane Diacksao Sen TV di leen dig daje ci beneen gox demati xool askan wa nañu toogee la leen neex ak la leen naqari ca fa ñuy dund. Mon quartier. Sama gox mon quartier. Sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan. mercredi samedi TV. Woote ngëm-ngëm bokk bëgg-bëgg. Dikkoon. yaa bon. médecin bi am jabar tàmmul génn nopp fecckat bi daw si fecc rek la def métier. ngi dépendre ci sama papa rek. moo ne bàyyi mooy imaamu ratib bi. léegi su guddee lan moo si sama yoon di fréquenté ay fecckat ku nekk nga fréquenté ko mais man j'en ai assez. fecckat bi woykat bi mu gën a bëgg jabaru médecin bi mooy magam. booy dara ak dikkoon ku leen génnewul groupe bi mooy tas. nan lañu nar a dundee ak fu muy wér. Gardez les mains en l'air. lii ci coow jaayante doole tegante xel. dikkoon kan moo la def lii. yaay xam sax ku ma xaay. sulli bukki tuuti feeñ lu bari nëbbu. sama papa la moo tax mu dem prison. ndakate doole xol nii la toll. Dikkoon tey nga mën a. mercredi samedi sur Sen TV. asalaamaaleykum sëñ bi jaay ma la tribune waaye. man tamit benn tribune laa bëggoon sëñ bi. benn fi des. ah mais sa waay kii man maa ko jiitu ah. non question jiitu. def leen nang tribune boo ko bëggee da ngay teel a jóg ndax tribune lépp lu ñuy soxla lu ne mi ngi si biir actualité mi ngi nii sport mi ngi nii koom-koom bi mi ngi si. yow la moo la soxal. man sport bi lamb ji moo ma ñor. yow la moo la soxal. xam nga ñun étudiants yëpp parti économique ak politique moo ñu si gën a soxal. moo tax saa yu ma xëyee fajar damay ut tribune. mu nga léegi nag tribune bàyyi nii. yor nga fukki dërëm sëñ bi. yor naa fukki dërëm. yor nga fukki dërëm sëñ bi. maa ngi fukki dërëm. jox ma 100 francs ma séddale leen ko. La Tribune, soyez les premiers informés.
Ce dimanche sur Saint-TV. Toute la vérité vous revient sur les antennes des médias avec un ancien commissaire, un commissaire à la retraite, un commissaire de police, Cheikhna Keita. Quand des gosses traînent à travers le pays, quittent Ziguinchor, vont à Tamba pour se faire enrôler, ne réussissent pas à se faire prendre, vont à Kaolack, ne réussissent pas, vont à Guédiawaye et meurent à Ouakam ou je ne sais où, parce qu'ils veulent faire juste 24 mois dans l'armée afin de pouvoir oublier qu'ils ont chômé toute leur vie durant et qu'ils n'avaient plus aucune perspective devant eux, sinon aller porter la tenue et peut-être mourir dans une guerre dans laquelle ils ne comprennent absolument rien. Mais vous êtes en train de chahuter. C'est dû au fait que nous n'avons pas de projet social ici. Ce dimanche sur Saint-TV. Ce dimanche sur Saint-TV. seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Abdoulaye Sow vice-président ci fédération sénégalaise bu football mais tamit nekk responsable politique APR ci diwaanu ko Kaffrine. nit boo xam ne dañ koy rey ñu rey ko xëy na mën na peser sur lui mais aussi comme ni ko président waxee nee na képp ku rey nit ñu xam ko il va instruire donner des instructions à ce que procureur assume au moins demander la peine à perpétuité mais perpétuité dara gën a ko métti mise en œuvre administrative war nañ mën a huiler affaire bi ba sénégalais bu nekk mën a am droit à avoir sa carte d'identité sans difficulté c'est ça l'objectif. haute compétition dafa am niveau bu koy football ak bu ko dul football. manière nu ñuy football nga bëgg a wax. absolument xam nga man tey bis ñi ñuy wax ni tey Sénégal mooy premier en Afrique ci classement FIFA bu génn tey. war nañu déglu ma waaw mais dañu ñaan yàlla nag mais Ahmed dañu ñaan yàlla nag. waaw premier boobu ñuy am ci FIFA ñu transformé ko premier au Gabon. Ce dimanche sur Saint-TV. T'es cool, t'es fun. T'écoutes forcément Zik FM. De la bonne humeur pour vous réveiller et du fun pour vous accompagner. Retrouvez toute l'équipe de Zik Matinal du lundi au samedi de 7h à 9h sur Zik FM. Zik Matinal. L'horoscope. Bonjour et très bon réveil matinal à toutes et à tous. La rubrique santé. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous santé dans Zik Matinal. Le dossier du jour. Auditeur yu première radio urbaine bu Sénégal daleen ak jàmm seen rubrique les métiers de la vie Dóor waar sama gox mon quartier. Sama gox mon quartier di leen dalal comme àllarba bu jot ci seen rubrique gi jagleel koor gi Zik Éco. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Zik Culture. Et le journal en français. À 7h. C'est Marie Diarra. Retrouvez-moi tous les matins dans Zik Matinal. Exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop, Birahim Touré. Bon réveil matinal. Actu Sport. Nous l'accueillons. Lamine Gueye, bonjour. Bonjour Ndeye Marie, bonjour à tous. La revue de presse. Fabrice Guéma, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Khibari, Chiwalaf. Premier tour, assalamu alaikum. Traffic News. C'est une revue de presse. Bismillah. Assalamu alaikum. Concentré de tout ce qu'il vous faut tous les matins sur Zik FM. Zik Matinal sur Zik FM du lundi au samedi de 7h à 9h. Zik FM, 24h sur 24. Zik FM. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sen Santé, édition dans laquelle nous parlerons de la méditation transcendantale. mu nekk une méthode de relaxation profonde, bien-être, nekk loo xam ne dafay participer beaucoup dans la santé. Les techniciens de santé aussi di ko préconiser nit ñi pour ñuy def méditation transcendantale. ay leeral monsieur Seydou Nourou Meng nekk professeur de méditation transcendantale, nekk aussi président de l'association de la méditation transcendantale au Sénégal. dinañ ñu ci indil ay leeral. Bonjour monsieur Meng. Bonjour. Voilà monsieur Meng, tey comme niñ ko waxee rek ñuy waxtaanee méditation transcendantale. lan mooy méditation transcendantale. jumtuwaay la boo xam ne day permettre nit ki koy pratiquer am benn noppalu. voilà xam nga noppalu nelaw guddi peut-être doy na suffisamment su fekkee nelaw nga lu doy daal
mais des na pour dindi coono yu nekk sa yaram depuis très longtemps parce que coono bi ngay accumuler. te loolu du yoon fii bu dul bëccëg jël fi guddi dem raw nga sàcc fi guddi raw jafe na ci koñ bi kon nag war nañoo jàppale ñooñu dooleel leen ndax boo tëddee di nelaw ñi ne ñiy fee ci sa sécurité war leen di bàyyi xel kër gu ne bu laajoon kër gu ne junni sax war nañ koo joxe rawatina kër gu ne 1000 francs te léeg-léeg ñu def ay cassette tasaare ko di ko teg kër yëpp di ci bàyyi xel ne am na ci ñoo xam ne 1000 francs sax duñ ko def te loolu du yoon mais côté boobu moom defuñ loolu di sant ñi am initiative boobu ndax nag ñi ngi nelaw ba yaandoor te ñoom ñoo ko waral. bu ñu fay gardien yi il faut nit ñi cotiser bu nit ñi cotiser du mën a fay gardien yi te bu gardien yi bu ñu doon fay ñoom ñëpp teewoon dana am ba doyal Lamsar am ba doyal sécurité bi gën a yaatu mais malgré tout ñu ngi ci sant yàlla parce que agression yi amatuñu fii ak tali bi rayatuñu fi kenn agression wuñ fi kenn sàcc yi wàññeeku na kuy waxal yàlla ku ne xam na ne sàcc wàññeeku na fii ci dëkk bi ndax duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg ci loolu la ñuy dund ci loolu la ñuy vivre. mbënd mi doon itam lu jaaxal loolu askanu Lamsar. ñun bu nawet xasee ba jot rek kenn dootul liggéey dañu arrêté suñu activité yëpp parce que ñi ngi xalaat bu tawee moom macha allah beneen affaire la foofu ñu ñëwee jël suñuy moyens bopp di branche ay raakool di tànk ay sio di sotti muy dem ci tali ba nekk na ay affaire yoo xam ne affaire yu doy waar yi nga xam te ñun ñu ngi koy dund foofu. boo ñëwee ñu ne la ñun wan la ay papiers yoo xamante ne dañ leen ko jox nga dem ci fee ñu ne la joxuñu leen ko affaire maanaam bon nañu lecc wala ñu firi ñu daal su fekkee ne ñoom mairie moo la jox foofu ñu xam fekkee mairie jox leen foofu tamit ñu xam parce que ñoom it dañu dara. bu lu beneen di jaar yoon jàpp nañ fay agresseurs yoo xamante ne dëkkuñu fa sax da ngay toog ba saa rek nit daw yuuxu. fii rey nañ fi lu mat ñeenti nit jigéen dem na fi marché di jaay ay 4 heures du matin ñu rey ko agressé nañ fi benn xale fii teewoon fii cam ko paako rey ko rey nañ fi lu toll ak ñeenti nit yoo xam ne yëpp manque de sécurité la. ba askan bi demee nag ba mënatuñu la ñu mujjee moo di rek daal di fa teg ab comité de vigilance maanaam ñoom ci seen biir ñu dajaloo di xool naka la ñuy sàmmale seen bopp seen kaaraange waaye mu mel ni lu ñu mel pour mu antu dina jafe lool ndaxte kat la ñuy laaj pour mu mën a nekk yenn saay ñenn ci boroomi kër matal ko day jafe lool ci ñoom. ñu formé fi benn comité de vigilance bon comité de vigilance boobu bi ñu ko formé y a des anciens gendarmes anciens policiers anciens militaires. ñu un imam bu nekk ci koñ bi tudd Ngouda Cissé def ko suñu coordinateur bon ñu nekk ci jël xale koñ bi def di social recruter ay boy sérieux boy yoo xam ni vraiment ils sont dévoués sérieux xam li ñuy wax jox leen ay conseils leer comme des militaires formé leen comme des militaires bon ñu ngi ko formé en 2010 bi ñu formé comité de vigilance en 2010 ba léegi yàlla ak ñuy dimbale agression yi wàññeeku na ci Lamsar wàññeeku na bu sàcc yi wàññeeku na bu baax a baax kuy waxal yàlla bon ni ñu ko organisé mooy. dañuy def kër gu nekk weeru dee da ngay joxe ñaar téeméer boutique ñaar téeméer ñu récupéré ko jox ko coordinateur mu jox ko trésorier bi garde ko weeru dee ñu fay gardien yi. am na ci kër yoo xam ne duñu fay. ko foo guddee àll da ngay fanaan te obligé fanaan bu suba teelee xale yi comme ni ko Adja Khady Ba waxee bu ñuy jàngi dañ leen di gunge ci am grand frère da la gunge ba tali ba. protection bi gars yi di wax nii si ginnaaw mbaar yi dafay bëri si ginnaaw tool yi man parfois damay daw yi ay 22 heures di daw. mais damay gis ay cas yoo xamante ne affaire yu garaaw affaire yu ay dealer dañu nekk si biir suuf xaw ma si tool yi dañ koy denc je ne sais pas mais ay affaire yu garaaw da nga koy gis yoo xam ne doo ko mën a expliquer ay booy jigéen ci biir tabax yi booy jigéen ñi dañ fay nekk doo maa day taal yi booy ñëw di football sax terrain bi da ngay gis ay affaire yoo xamante ni affaire yu salta yooyu doo ko mën a expliquer. xale bu jigéen bu ñu jàpp fa leen koy yóbbu il faut pas qu'on se leurre xale yu jigéen yi fa leen ñu yóbbu ñu nekk ci booru camp bi ñoom ñëpp ñoo yem man mi personnellement man maay président commission technique comité de vigilance quartier maa recruté gardien yi maa leen mettre en place man mi présentement 11h bu jot soo ñëwee ci boulangerie bi da ngay fekk may rassemblé gardien yi su gardien yi demee damay topp seen garab di seet ba xam dem nañ seen place wala dem seen place parce que ancien militaire la ancien policier la mais benn jour dem naa fa di seeti gardien yi ba xam nekk naa place bi ma ñëwee fekk naa benn jigéen muy génn foofu ku góor ki daw ku jigéen ki bi ma ko jàppee dafa noo suturaal ma Pape Sarr suturaal ma suturaal ko te du ma wax turam ba keroog may dee loolu yëpp am na fi jàpp naa fi ay xale ñuy tux yàmba foofu dëkk ci koñ bi ma jàpp leen seen yaay ñoo na suturaal ñu jàpp naa fi sàcc 3 heures du matin gardien yi jàpp nañu sàcc 3 heures du matin ma jàpp ko yaay sàcc bi ñëw na ma suturaal ma bu sama doom boo xam ne sama doom day sàcc ma xaru ma dëgg bal bi na pat jàpp sama njaamur loolu lépp ñu ngi koy vivre fii ci koñ bi te amuñu benn assistance su état. muy lu doy waar te lëndëm gi gox bi dëkkee doon itam lu ko yokk lool. insécurité moo ci jiitu ndaxte quartier bu toll ni Lansar amul éclairage public loolu mooy suñu jafe-jafe bu njëkk moom la ñu jooytu partout fu nekk waxtu nañ ko
manque d'éclairage public parce que déjà bu 20h jotee 21h kenn dootul ñemeñ ci génn ci koñ bi ndax amuñu éclairage public te quartier bi du quartier bu ndaw benn ñaareel ba du quartier boo xam ne bii yàggul quartier bu yàgg la quartier yu bëri fii suñu ginnaaw bii moo leen fi jiitu te fii am na ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu am nañu éclairage public am nañu école am nañu dispensaire mais Lansar dañ ko fàtte. waa ay sàcc ñoo ñu sonnal dañuy fekk si suñu biir kër sàcc ñu dóor ñu dañuy sàcc ba sàcc ay gaz bàyyiwuñu dara léegi nag ñun ñu ngi ñaan état bi nañu dimbale problème lamp am nañ ci juróom fukki at suñu doom yi fii la ñu juddoo fii la ñu yoroo fii la ñu màggee ba am ay jabar ba am ay doom ba am ay set musuñu dégg lamp amuñu lamp ñu ñuy décolle Lansar kër gu ne dafa société ku nekk fukki junni ñu xàccal seen bopp ay lamp booba léegi juróom fukki at la ci ren waaw juróom fukki at la ci ren gisuñu dara déggu. Max Mbergane il est né en 1964 fii Lansar bi ñu toxos fii il est le premier. su may présenté wu du ma wax Max Mbergane ni ma gox bi xamee laay wax boo ne Maguette Lo Juuma boo ne looloo Juuma ñi ne Maguette Mbeng ndax loolu lañ ma xamee ci Lansar gi nga xam ne fi laa juddoo ku fi juddoo maa la mag ndax maa ngi fi yàlla dogal na fi laa juddoo le 3 mai 1964 waa bi gi ñëw moo tax man sax xam naa nag léeg-léeg ma ne daal mën nga xam naa man bi nga ma waxee loolu sax dama ne xale yi dañoo soog nga ne ma mag ñee ko wax mag ñi nag war nañoo xam loolu ñoom li wértoo daal quartier bii di Lansar ku fi juddoo maa la mag. tey jii place su mécanicien ya ne ca boru autoroute à péage ba fa la defkatu ñaawteef yi di sukkandiku ngir di mën a def seen mënin. occupation sauvage boo xam ne dafa nekk ci buntu dëkk bi te mënuñu ci dara amuñ nag droit pour jëlee leen fa mais état moo leen fa mën a jëlee wala mairie ñi ko occupé ay jaaykat lañ yoo xam ne kenn xamul fu ñuy jóge dañuy xëy rek ñëw di exposé. prostitution am na fi du lu ñuy ragal wax il faut ñu di ko wax ndax bu guddee da ngay gis ay xale yu jigéen yoo xam ne dañuy occasionné wu ci place bi mécanicien yi def te xam nga bu mooy revenir ci loolu mécanicien yi dañ leen a joxoon seen xaalis pour ñu dem mais biñ ne leen dem leen demuñu dañu fee toog defaat fi yeneen i garage yoo xam ne bu guddee day occasionné ci affaire sécurité bu amuñu sécurité su guddee